ku xam dialyse xam ne dialyse moom malade bi bu tëbee benn fan ça peut causer problème loolu moo tax ñun ñu xaw a jaaxle donc ñun rek ñoon fi nekk seule structure boo xam ne moo fi def du social. dañuy ñëw fii ñu réduire ñun li nga xam ne moom la ñu war a fay ñu ñëw fi di dialyser kon tey bu ñu ñëwee tëj ko suba ñu war a yeewu am na ay malades yoo xam ne yaay une semaine amuñu 25 000 yi ñu fay. ni ngeen ko gisee kàddu yooyu nag neexul woon dara ci xol muy ñooñu nag doon def dialyse ci centre de perfectionnement boobu nekk ci boori université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci fàttali fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2021 ci la ñu leen génnee woon ci centre boobu ndax ay jafe-jafe yu ñu ne nag centre ba da ko am ba mujj bi ñu ne ko ràpp tëj liñ ci jotoon ci xibaar nag mooy ñooñee dañu leen waroon a tasaare ci maanaam barab yi nga xamante ni ci la ñuy taxawoo ñi amee jàngoro roño muy public bi ngir ñu mën leen a taxaw waaye loolu moo tax nag ñu ne tey faaw ñu xool ñooñu ana fan la ñu mujjee tey duñ ci sori ñu ngi fii ci Malika Plage fas yéene seq waxtaan ak Astou Ndiaye moom nag moo jiitee mbootaay gi ëmb ñi amee ñi nga xamante ne ñoom mooy insuffisants rénaux yi te nekkoon ca centre boobee ñu ca ëpp di faju moom la ñu fas yéene seq waxtaan mu wax ñu nag ñooñee ni ma ko waxee rek ana fan la ñu mujjee tey jile bu dee rek soriwul waroon nañ fi ñëw nag depuis sànq j'espère que génnul ah waaw kay mi ngi nii nag faf waaw of mi ngi nii mujj nañ ko sax gis nag defoon naa ni sax yow da ngaa mel ni ko doon waaj a génn ma xam naa danga ñoo xaar ba sonn nag ñoo ngi jéggalu yoon wee xawoon a xëcc rek ñoo ngi jéggalu bu baax a baax maa ngi leen nuyu. maa leen di fay Fatou Kiné. may fàttali ni yow yaa jiite association pour la défense des insuffisants rénaux ci Sénégal maa ngi koy wax sànq mu ñu amoon ay jafe-jafe ci centre boobu ñu mujj ko tëj ma bëggoon xam gannaaw li ñu waxoon ne dañ leen di yóbbu ci public bi tey fan la ñu mujjee. waaw métti rek ba léegi parce que wax dëgg yàlla depuis le 17 octobre la clinique ba tëjoon depuis loolu nag du ma xeeb parce que ministère am na ñu bare ñu mu tas wax dëgg yàlla mais am nañu aussi ay décès am nañu une dizaine de décès aussi tamit am nañ 10 malades yoo xam ne fi mu toll ba fi may wax ak yow kenn mësul leen orienté fenn muy loo xam ne lu métti lool parce que tamit insuffisance rénale boo ko amee da ngay soxla suivi médical da ngay soxla di mën a def say bilan régulièrement di def say dialyse régulièrement léegi nag bu dee amoo foo fajoo nag loolu moom catastrophe lay nekk. catastrophe lay nekk ñooñu faatu lan moo ko indi ndax danoo toltolaan laata ñuy faatu ndax ku ne xam na jafe-jafe bi ci dialyse. waaw toltolaan nañu fàkki ne toltolaan nañ ne am na si ñoo xam ne dañuy toog 15 jours wala plus duñu faju sincèrement te xam na ni des fois ñun ñi nga xam ne amuñu moyen bu bëri di def 2 séances par semaine sax difficilement lañ ciy génn 3 fois nga war a def donc ku mën a toog 15 jours wala 1 mois def ci benn yoon séance de dialyse xañ na dee yàllaa koy def waaye bu ñëwee aussi nga xalaat ñàkk faju ba donc loolu tamit am na ci doole torop ñuy ñaan yàlla aussi ñu dimbali parce que aussi ñii fi des tamit même situation la ñu nekk 10 personnes mosuñu am fu ñu fajoo dañuy dem di ñaan si Dantec wala ñu ñaan ci yeneen hôpitaux yi ñu leen di may par benn séance. ñàkk place la wala ñàkk xëy na spécialiste yu leen taxaw lan moo xew dëgg-dëgg. waaw man am na spécial néphrologue yi ñu ngi ci dëkk bi matériel bi mu ngi ci dëkk bi parce que man loolu laa gis mais pour man personnel bi la d'ailleurs sax 3e branchement commencé na am ci hôpitaux yi donc ñu ngi def ñu war a def pour jàppale nit ñi mais doyul. bien que malade ICP kese nekk ñu amee insuffisance rénale ci dëkk bi mais ñoom dañoo nekkee ci situation boo xam ni dafa xaw a compliqué ndax booy faju di faju ba amatoo foo fajoo loolu ça devient grave. métti na état bi jàppale ñu comme les pays européens ba fa dugoon tey ji dugg fa salle de dialyse bi nga dialysé yaa tout lépp ngi si biir say analyse boo bëgg bu ñu soxla analyse dañuy yóbbu nga defal la analyse. lépp si machine bi lañ koy def boo jógee mais fii boo jógoon tey jii sa yaram bi day crampe parce que amoo force tey jii mën naa ñëw indi par exemple 2 kilos machine bi tiré ma 3 kilos donc xam nga xëcc na ma laa si fatigué dan laa koy remplacer état bi jox ñu loolu de ñëw tëdd mu dialyse nga dem ba si dese yoolo budul dialyse di transplantation rénale Abdou Karim Gueye dañu ko may roño ba tax tey mu tàkkalikook dialyse waaye li muy daj dey mënu koo wax lépp. chaque séance je paie 150 € durant 6 mois loolu xaalis boobu sax mënuñu ko calculer
après si laa def foofu sama check-in ak sama donneur. sama donneur sama frère la Baye Fara moom moo doon sama donneur macha allah man tam maa ngi koy gërëm di koy sant parce que li mu def nii lu rëy la. garab giiru dund di fexe noo koy jotee saa su ne xol bu fees dell tax na mu ne yëkkat. sama papa tamit opération bi ak coût médicament il a fallu que mu jaay mu jaay appartement ci kaw boobu ay saa yi nii benn appartement rek la dese. mu nekkoon ay pàcc yoo xamante ni mënuñu ko bañ a tudd ci jàngoroy roño fii ci Sénégal tolluwaay bi nag jéggi dayoo lool ndax lu toll ci 2,000 ak juróomi téeméer ci cas yu yees dañu koy wàññi ci jàngoroy roño fii ci Sénégal at mu ne loolu nag mu nekk loo xamante ni xam ngeen ni lim bu jéggi dayoo la moo waral nag tey ñu ñëw seet si professeur Boucar Diouf moom nag mooy néphrologue bu njëkk ci Sénégal ci atum 1992 mu nekk it professeur titulaire ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekkoon itamit point focal ci ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom nag la ñu seet si tey jii ngir mu wax ñu jàngoroy roño yi nees mën a def ba gën koo mën a xeex fii ci Sénégal ndax dafa nekk lu am solo. professeur gannaaw ba ñu la nuyoo Sénégal mi ngi def yi jéego naam ci pajum jàngoroy roño yi waaye nag des na lu bari itam lu ñu war a ñoŋalaat. hémodialyse def nañ effort ba pratiquement région yëpp am nañ centre de dialyse même Agnam am na kii yu ko am comme Agnam par exemple am na centre de dialyse boo xam ne du région mais Kédougou moo amagul nouvelle région bi mais li ma seetlu mooy non justement li ma seetlu mooy fonctionnel ñiy fonctionner du ñu fonctionner de manière optimale formé nañ ay techniciens supérieurs yoo xam ne ñu ngi ci région yi mais malheureusement duñ leen utiliser li ñu leen war a utiliser parce que suñu idée bi ñu leen di former moo nekkoon ñu dem ci région yi nekk ay sentinelles maanaam dugg ci équipe cadre yi di def dépistage ci région yi pratiquement région bi nekk am nañ ko léegi. xam nga feebar moom faju naam mooy li am solo waaye fegu gi léeg-léeg dañu koy sàggane tamuy lu am solo tamit ndax li ñuy faral di wax rek nag fegu moo gën faju. maa ngi fàttali bu benn jigéen bu ma daje loolu la mu ne ma mais yow mi xam naa la yaay wax télé mais saa yooyu wax damay fay télé bi wax defi la nen te liñ doon wax pour seen njëriñam la woon donc ce qui li am solo daal li am solo mooy xam nga insuffisance rénale lu nekk mën na koo joxe lu nekk nag feebar boo mën a am même soo feebarul sax sooy gën a mag sooy dem ay âge dem ay 60 70 ans 80 ans sa néphron dañuy jeex daa am ñu ciy manqué donc rien que l'âge avancé c'est-à-dire maanaam ku màgget mu nga am insuffisance rénale te mos a am benn feebar accident circulation paludisme sibiru sida garabu wolof yi ñuy naan te xamuñ posologie ak yooyu même garabu tubaab yi ngay jënd ci mbedd yi te xamoo li ci nekk ak li ñu la jaay yooyu yëpp dañuy indi insuffisance rénale donc li am solo mooy disons biir daal amul fermeture comme ni suma yaay doon wax donc day koy dugal li nga xam d'accord donc il faut que lekk bi sell naan bi sell ça c'est déjà fondamental il faut nga def activité physique toog rek sa biir néeg moom tout le temps baaxul. jàngoroy roño yi nag jamono ji ñuy wax ak yéen ci Sénégal amatul benn programme boo xamante ne moo koy toppatoo te yooyee nag ñu gis ni dafay gàllankoor wàllu paju mi tey jàngoroy roño bokk ci feebar yi nga xamante ne nii dafa laaj programme bu dëgër.